kon nag bu àndee jëf wax dëgg yàlla nu ngi xam naa nu ngi koy gërëm waaye yéen ñii def lii nu ngi leen di gërëm yal na yàlla dolli leen jàmm kon Babacar diplôme bi nu ngi la koy joxe nag si xol bu set yal na yàlla dolli leen jàmm yal na yàlla dolli sa sa njaboot yal na leen yàlla wuural boppam parce que ñoom it yow yaay seen papa waaye ñoom it si lañu te nag guddi lu mu ay bët yee set kon yal na yàlla dolli la jàmm jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. ñu ngi nuyu suñu mbokki jokkul gépp pratiquement waa jokkul kaw association citoyen ànd jëluñ ñu moom de Rufisque Ouest ñoo jóg tey bu def benn investissement humain ñu di ko commencé def su cimetière yi xam ne mooy dëgg fa la ñëpp di mujjee canal bi nekk à l'environ bu boo ko setal ba à ce que dara dañ fay nekkati ñu bëgg nag waa jokku gépp ñëw taxaw jàppale ñu bàyyi ñu kenn ku dëkk Tëngéej parce que armeel yi ñëpp ñoo ko bokk du waa jokku kaw rek ñoo ko moom mais yàlla dafa dogal armeel yi nekk fii ci jokkul moo tax ñun dañu kontaan bu baax a baax contentement bu baax la am si waa jokkul parce que bi ñu jógee si suba ba léegi ñu wax ñoom ñoo ñu accompagner wax fa dëgg yàlla ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que mouvement de citoyen la boolu ñu si affaire politique affaire gox-goxaan la pour suñu gox ouest bii ñu bëgg mu sigi sa kaw ko yëpp yeneen gox yëpp loolu daal mooy but bi kaw may bàyyi sama mbokk yi ñu ajouté lépp loo xam ne fàtte naa ko ci merci beaucoup. Allez-y grand, allez-y. Non, allez-y. ñu lay nuyu. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo jokkul di nuyu en tout cas waa jokkul yëpp di am mbégte loolu nag ci li nga xamante ne mooy investissement humain bi ñuy def si wetu cimetière yi wax cimetière yi xam ne cimetière yi c'est les cimetières de tout Rufisque ñu des cimetières en tout cas millénaires yoo xam ne suñu maam ñoo ko fi defoon donc entretien bi suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan nañ ko def de manière conséquente donc bu ñu demee ba environ yi ak mur de clôture commencé daanu environ yi commencé am saleté boobu yëpp jóge si écoulement centre d'épuration bi nga xam ne moom la ñu defal fii te centre d'épuration bi dañ ko fi def ba pare te jariñuñu donc mu ñu ay musi ñu saleté en tout cas nekk une bombe écologique boo xamante ne doy na waa trop donc ñun waa Jokkul ñu amoon ci trop ci lu ko dindi mais yàlla atte nag mu indi ñu benn mouvement bu mel nii le mouvement ànd jëli li ñu moom muy ay xale yoo xamante ni dëkk bi lañu dëkk fekk baax si dëkk bi ànd nag ak El Hadj Babacar Diop. El Hadj Babacar Diop di koo xamante ne kenn dootu ko présenté parce que lu mu mën ak lu mu mënul mu ngi koy def ci dëkk bi mu mel ni nag moom loolu nga xam ne mu ngi koy def du da ko defal boppam rek mais suñu borom moom moo ko ci xiir suñu borom moo ko jox mission boobu kon yàlla ko yàlla defal jaamu yàlla bu mat sëkk boo xamante ne lépp lu mu yóotu moom ak njabootam yàlla def mu jot ko donc man maa ngi tudd Souleymane Ciss bokk ci mouvement bu ñuy wax J'aime Jokkul ñaari mouvement yëpp nag ay mouvement citoyen lañ bi nga xamante ne ñoom ñëw nañ ne dañuy defar lii fekk ñun miséroon nañ defar ko ñun tamit mais dañu ne def ci la ak sotti si sunu ay frères bu ñu ñëwee di def ñun duñ def dara lu jóg jàppale leen ñoom nag déployé nañ fi ay moyens conséquents moyens yi nga xam ne moo war a defar fii indi nañ fi ñoom ñaari camions yoo xamante ne chargé mbala mi di ko yóbbu indi nañ fi benn poclin boo xam ne moom mooy gas yoon bi indi nañ fi matériel bi ñu fi war a indi yëpp ay bot ay gants ay ratu dara manqué wul xale yi dëkk bi yëpp jóg jàppale leen loolu di lu rafet loo xamante ne vraiment ñu ngi ci sant yàlla di ci kontaan trop muy liggéey boo xamante ne nag tey jii ñun dañu constaté ne les politiques vraiment waxuma ils ont failli à leur mission mais en tout cas ils sont en berne tout simplement parce que l'acte 3 de la décentralisation bi nga xam ne moo leen waroon mën a permettre
ñu def yi ñu war a def yëpp cet acte là est inachevé acte bi jaarul fi mu war a jaar jaarul yoon bi mu war a jaar de manière à ce que ñoom moyens yi waroon am jëmee ko ci citoyen yàlla def na amuñu donc nous exhortons l'État central à ce que les moyens yi nga xam ne moom la war a dégager mu jëm sur les 9 domaines de compétences transférés mu dénk commune communauté rurale yi na dégager moyens yooyu bu ko defee population yi mën a gis seen bopp. léegi nag loolu étant ñun citoyens dañ ne du ñu toog dinañu jël mouvement ànd jëli li ñu moom mouvement J'aime Diokoul mouvement MDIR lépp loo xam ne tey jii mouvement de citoyen la ñu boole ko muy force boo xam ne en tout cas dans la commune de l'Ouest lépp lu fi am dinañ ko defal. tey nag ñu ngi jëkk ci fi nga xam ne mooy cimetière yi ñu sër nañu dindi mbalit mi fi nekk ba bombe écologique bi def ñu sër nañu également pomper dëkk bi pour yooyu ñu sër nañu aussi remurer armée yi nga xamante ne mu ngi nekk ci armée yi loolu tey jii dañ jàpp ne la mairie de ville tey jii waru toog di seetaan mairie de ville moo waroon muré loolu muré na benn partie mais dafa am ay parties yoo xam ne des na te parties yooyu tant que muré ñu ko bëy yeeg xaj yeeg n'importe quoi mën nañu dugg ci cimetière donc loolu ñun xaaratuñ si kenn ñu ngi leen di déglu nag bu fekkente ne seen moyen ñëw na dinañ boole suñu néew dellu gi ñu am ñu continuer bu ñëwul ñu boole suñuy doole def li nga xam ne moom lañ war a def parce que ku mel ni Baye Babacar Diop booy song chantier yu mel ni doo tiit parce que tey biir cimetière yi remblai ba nga xam ne def nañ ko fi il a mis des millions et des millions te moom na jël ay millions def ko feneen loolu donc yàlla nañu ko yàlla fayal Alaaji Babacar Diop yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla teg loxo si njabootam lépp loo xamante ne moom lañ yóotu yàlla na ko yàlla defal lii muy def man dama wax toujours ne xëy rek def ko yenn yi ndono la dafa am foo koy jëlee te yenn yi tamit yàlla sunu borom moom moo lay xirtal moo naan kii naa jël lii teg dox ko mission parce que mission yu rëy yi yàlla il faut mu am ñu ngi koy dénk kon moom bokk na ci yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mission bi yàlla na ko yàlla defal jaamu yàlla gu mat sëkk boo xam ne dana laaw njabootam ba laawaale nit ñi ngay jàppale donc muy loo xamante def na foofu millions yu bari ñoom mbégte loolu nag di exhorter képp koo xam ne mouvement nga bu nekk dans la commune de l'Ouest ngeen ñëw ñu bokk ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ànd jëli li ñu moom ñu jëli li nga xam ne ñoo ko moom ba leen di gërëm di leen sant. merci. asalaamaaleykum mbokki Tëngéej mbokki Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi tudd Omar Diop ñu gën ma xam ci Blinky donc dëkk Tëngéej ci Rufisque Ouest nekk acteur de développement parce que avant tout. donc ñun defe naa ay politiciens lañ woon ay jamono di dund di ànd ak politiciens yi donc mën nañ ne depuis Badou Mbengue donc ñun ñu ngi judd si politique màgg si politique. kon bu ñu demee tey ba war a mën a am ay 53 ans wala 54 ans war nañ mën a relever le défi dans notre vision si li nga xamante ne lii moom la ñu jàngoon mokkal ko tey jii war ko mën a wasaare si suñuy dëkk. tey gis nañ am nañ beneen gis-gis bu ñu gis boo xamante ne bii loolu moo ñu dugaloon. si fépp fu ñu doon ànd ñu bàyyi ko taxawal suñu bopp. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ànd jëli li ñu moom bon ànd jëli li ñu moom bii boo déggee ñu ne ku nekk li nga yor na nga ko bàyyi ku ñëw ànd ak moom dafa nekk loo xamante ni Tëngéej dañ ko war a def benn bopp kenn du ko xar ñaar parce que boo ko xaree ñaar mooy liñ daan dal rek moo ñu daan dal tey jii maanaam li nga xam ne moom la ñu mokkal si politique bi nga xam ne moo ñu mokkal mooy politique de développement si la ñu mën a argumenté jàppale si ki nga xamante ne lii moom mooy Tëngéej ba lépp lu nga xamante ne lii nisar nañ ko suñu déplacé parce que suñu engagement ak suñu détermination mu ngi si ñun mais bàyyiwuñu kenn ba nga xamante ne képp koo nga xamante ne kii tey cadre nga si dëkk bi dem nañ ci yow oola pour nga ñëw ànd si ànd bi bu ko defee li nga xamante ne lii yow moom moo la manqué si état mottali ko bu ëllëg nga xam ne buñ la falee ñun dinañu mën a am loo xamante ne dañ ko mën a yaatal si suñu biir beneen bi citoyen yi dëkk dëkk bi ay citoyen lañ parce que am na lu leen yàlla may loo xam ne mu ngi si ñoom te yëg see wul si biir dëkk bi donc foog ñu dem ci ñoom gise ak ñoom ñu ñëw ànd si liggéey bi pour ñun ñu mën a defaral li nga xamante ne lii moom mooy suñuy dëkkuwaay. bon beneen bii si des mooy li nga xamante ne lii tey jeunesse bi dafa am lu bëri loo xamante ne état bi xamu ko parce que on parle formation te am na ñoo xamante ne ñii fii Tëngéej
seen métier seen corps de métier yëpp mooy dañ leen jàngal métier c'est des métiers artisanaux tey ñii ko mokkal ñëpp am nañ 40 ans wala 45 ans kon tey ñooñu bu fekkee ne dañuy former un nouveau génération ñooñu war nañ leen mën a am pour leen teg te tey boo xoolee le plan Diamniadio bi nga xam ne moom le président honoré teg ko pour Tëngéej donc moom xamul ne waa Tëngéej rek ñoo ko mën a liggéey keneen ku ma ko jox du yegg parce que lan moo waral loolu mooy argument yi ko war a liggéey ouvrier yëpp Tëngéej liñ dëkk yaa ngi donc bu ñëwoon waxtaan ak waa Tëngéej la muy sonn si ñenn ñi bu ko sonnoo si waa Tëngéej dinañ koy yeggali chantier yi te chantier yi bu boobaa ñun dinañu jariñ parce que dinañ si mën a dugal liggéey suñuy dëkk te c'est ce qu'on a besoin ñu soxlaa ñu ku ñu may ñaanuñu kenn parmi les autorités on ne parle pas autorité ñun gisuñu autorité ñun ay autorité lañ parce que dëkk bi lañ dëkk donc ñi ñu fal ñëpp ñun ñoo leen fal donc bu ñu leen falee toll ba moment bii nga xam ne tey jii ñun nar nañ ñàkk nag suñu condition ñu sañ a dellu fa ñu jóge woon parce que boo xamatul fa jëm da ngay dellu fa nga jóge woon donc bu ko defee ñu jàppoo def benn say bokk ndey bokk bàyyi mën a yëkkatindoo dóorandoo bu ko defee ñu nekk benn colonne boo liggéey lépp lu ñu war a nisi Tëngéej nañ ko liggéeyal suñu bopp te duñu sonn parce que ñun yàlla dimbali ni ñun ñëpp ñun on est polyvalent ñun on aime tous les métiers ñun amul métier bu ñu mënul te buñ la kaa xam mooy li ñu bëgg a jël pour armée li nii pour liggéey ka infrastructure nañ ko defal suñu bopp ba bu boobaa ku ko gis di nga xam ne ay techniciens ñu ngi jokk te loolu yëpp aussi métier moom moo ko moom léegi daal ci gàttal comme ni ma ko waxee mooy oo nañ ñëpp donc képp ku nekk Tëngéej rek ñun oo nañ la parce que la ñu waroon a def nañ ko envoyé nañ maire yi seen courrier envoyé nañ département bi seen courrier donc bàyyi ñu kenn envoyé nañ maire bu mag bi seen courrier donc service d'hygiène mu ngi ñuy jàppale vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que bon li ñu defoon si suñu programme ne ñoom dinañu def wéeru si moom ñu jàppale ñu si liggéey boobu ba kër ba Tëngéej di jeex loolu ñoom matale nañu ko yaa ne sapeur pompier aussi dem nañ si ñoom waxtaan nañ ak ñoom ça nous reste la police te police benn aspect lañ fa bëgg a yóbbu mooy dañu bëgg le commissaire mu recevoir ñu dem ñu waxtaan ak moom si nan lañ mën a jàppee si li nga xam ne moom mooy sécurité dëkk bi parce que ab dëkk boo fi nekkee aussi dafa am ay raisons yu fi am yoo xam ne seen dëkkuwaay ñoom ñoo ko xam donc bu ñu ñëwee waxtaan si loolu danañu mën a jàppale dëkk bi si sécurité boo xamante ne bii bu suba dinañu xam ne gox yi képp ku d'accord essence ba bu ëllëgee ku fi def njuut njaay wala nga def loo xamante ne lii du dëgg bu ñu la tegee si yoon kenn du si wax donc loolu daal mooy man foofu laa doon yem si débat si gàttal bon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan daal bon vraiment suñu liggéey yi dafa am continuité quoi wasalaam. ndax ni ngeen dem ci yeneen département yeneen côté yi. effectivement parce que mouvement c'est un mouvement national mais dafa fekk ne booy commencé bay si say oom la ñu wax donc ñun foog ñu mën a commencé li nga xam ne mooy suñu fief muy ouest ba ñu mën a déggoo ba mën a taxaw ba mën a jàppoo ba xam ne lii buñ ko taxawalee dina ne donc ñu nekk si pour mu am continuité donc ñun suñu xarañ permettre nañu vraiment ñun tey jii Sénégal sax bu ñu waxee ñu ne infrastructure mën nañ ko defar ci suñuy xam-xam mais fi ñu war a commencé daal mooy ñun Tëngéej lañu war a commencé suñu gox. mooy Rufisque Ouest. mais est-ce que maire bi jàppale nañu. non maire bi gisuñu jàppale man on ne parle pas ça de maire man du ma dem si maire xaw ma maire. maire boo leen ko laajoon tey kan mooy Bilingi xamuma sinon xam na ma dégg na ma mais xamuma parce que lii tax xamuma mooy man au lieu que may dem si maire ñun am nañ ay argument yu wóor yoo xam ne on a un plan de travail boo xam ne parmi dans notre infrastructure tey jii ñun nañu permettre ñu liggéey suñu bopp te bu ñu di dem si maire liggéey loo am donc loolu daal ñun moom la ñu gis loo xam ne mooy plan de travail bu ñu def boo xam ne bii ñun mën nañ développer suñu dëkk te dëgg-dëgg du ñu am xarma yàlla ak kenn waaw état daal la ñu yaakaar ne daal dans l'environnement bu ñu la ministre mën a jàppale danañu dem ba si moom saytu toogandoo ak moom indi ko Tëngéej wan ko lii nekk Tëngéej mu jàppale ñu si combat bi ñu mën ko. le ministre de l'urbanisme. waaw ay de l'urbanisme. moom la yàlla def. waaw tey le ministre de l'urbanisme moom la Macky Sall jël dénk ko la propriété de toutes les villes. donc mu nekk si programme bu ambitieux boo xam ne fenn fu ne ci Tëngéej mu ci plutôt ci Sénégal mu ngi fay dugg ñëwoon nañu Tëngéej ñoom mais dafa mel ni ñoom bi ñuy def. dañuy def li topp route nationale bi rek alors que saleté bi mu ngi ci biir gox yi ak goxaat fu ci mel ni ouest fu ci mel ni à l'intérieur de l'est et au nord yooyu jotuñu fa accès ñoom nag tey jii ñu ngi ci commune ouest nekk particulièrement à Diokoul Kaw ñuy lancer un appel vibrant à l'endroit de l'État mais particulièrement à l'endroit du ministre de l'urbanisme muy monsieur Fofana ñu ngi koy lancer appel ci programme bi nga xam ne moom la président de la République dénk muy luy setal gox yi
na ñëw en tout cas dugg ak ñun ci suñu biir gox yi ak goxaan yi bañ a laa jaar ci benn autorité. bu ñëwee am na ay mouvement citoyen yoo xam ne bu jaaree si ñoom li nekk ci dëkk yooyu dañ ko wan. en tout cas ñun xaaruñu kenn ñu ngi liggéey mais en tout cas tamit ñu ngi tàllal loxo état di tàllal loxo képp koo xam ne mën nga dara ci li jëw remercié. nan la tudd. Maguette lañ may woowee. mais Ibrahima Gueye laa tudd. yaay président fii. waaw maay président mbaar mi fii. waaw léegi noo gisee tey mouvement bi dañ koy def. waaw mouvement bi moom dañ koy rafetlu quoi ànd ci ak cawarte gu yaatu depuis 7h30 ba léegi ñoo ngi fi àndandoo ak gars yi ñu si nettoyé lii nag lu ñuy rafetlu la puisque Tëngéej dafa soxlaa lii jeune bu nekk sa gox war nga si am yëngu yu mel nii bañ a toog rek di xaar puisque lii am na lu muy won njàngat yu muy def si autorité yi dina leen conscientiser ñu xam ne ñoom ñun seen place ñun fa lañ taxaw tey si lañ xëy si suba ba ngoon di si nekk ñu ngi ciy def une affaire boo xamante ne bii nag yamalewu ñu ko jokkul rek dañ bëgg jeunes yi quartier bu nekk ngeen mobiliser wu xëy benn jour du 7h à 14h wala 15h ngeen nekk si xool benn béréb bi gën a tilim si gox bi ngeen fexe nettoyer ka ba mu rafet dina gën si nit ñi dina gën si dëkkuwaay bi dina gën it si béréb boobu mu nekk ndax mbalit méngoowul ak fu nit war a dëkk te it nawet mu ngi ñëw yooyu nawet ñëwagul mais yooyu fi mu nekk nii macha allah noonu la bëri lii nag dañ cey rafetlu moom gars yi pompé nañ nettoyé nañ ñu bëgg nag bépp jeune boo xamante ne bi seetaan nga vidéo bi nga fexee góorgóorlu def lu nu mel sa quartier te ñii jëli lu nu moom ji yemuñu fii rek jokkul lañ tàmbalee nag te jokkul giñ tàmbalee laax nañ si armeel yi laax si dex gi surtout passage bi nga xamante ne kuy dem armeel yi foofu ngay jaar te passage boobu daf si am solo lool te xam naa ne am na ñoo xamante ne ñi semaine prochaine buñ fi ñëwee dinañ seen xol dina sedd wala boog dinañ laajte ñan ñoo doon liggéey nii ñu ngi koy rafetlu nag di gën a ñaax gars yi di leen wax ne amul dellu ginnaaw xës naa tàmbali jëm ci kanam rek buñ jógee ci quartier bi ñu mobiliser waat demaat beneen quartier moo xam jokkul njaayeen jokkul njuureen lew na jokkul waaga ndënk zone bi yëpp groupe fu ay jeunes nekk nañu fexe jigéen mouvement ànd jële li ñu moom li nu moom nag xam nañ fi ñu nekk jóg rek jubal jël ka la ñun koy jële mooy commencé nañu action yu mel nii te lu ñuy rafet loolu merci. doon natt boo xamante ne nii ñun waa Sénégal yëpp waxuma waa Sénégal ñun waa Tëngéej ah da di acte boo xamante ne ñun ñëpp dañ si war a dugal suñu ndox parce que ñun xam nañu problème bu Tëngéej c'est quoi ah naka lañu mën a def ba Tëngéej c'est parce que Tëngéej foo dem léegi dafa salté dafa tilim kaña yi fii la ñuy daw surtout la nuit kon bu ñu gisee acte bi ñi koy def dañuy bàyyi tout ce qui est connotation mooy li ñu nekk fële xam na Tëngéej moom dafa jóg. Hier j'ai assisté à un panel bu doon wax sur Jokkul ma fierté tey ñu gisaat bi kon nga xam ne les populations rufisquoises plus précisément jokkuloises sont déterminées à comme ni ñuy wax relever le défi de leur gox. waaw ñun gox bi comme noo ko moom ah nañ def le tour mu set bu dul dara sax mais nañ xool armée li salte bi nekk à côté de yow nga am sam niw suul ko fii booy suul sax doo xam doo dallu parce que dafa salte parce que les mouches fu nekk la ñuy fël doo am jot ak toog sax pour ñaanal ñun daal lii koñ si mën a jàppale indi sa contribution tu seras le bienvenu waaw tu seras vraiment le bienvenu waaw loolu moo tax a jóg mouvement bi sax amul connotation politique parce que ñun ñëpp am nañ suñu bopp mais bu ñu demee ba Tëngéej soxla ñu def lu bàyyi lépp jublu si lii waaw man daal lii tax ma gën a déterminé pour ñëw sax c'est des sacrements c'est un acte à saluer vraiment te bu ñu defoon loolu on n'aura pas par exemple besoin de l'appui des populations des politiques non on n'en a pas besoin nous ce qu'on a besoin c'est que chacun apporte sa pierre à la construction de l'édifice waaw bu ñu ko defee dina mën a dox bu ko au moins ça va soulager les politiques et le gouvernement li ñu noo ko war a def c'est pas la population c'est pas les politiques ni le gouvernement nous noo ko war a def kon ku si nekk nu nga misal sa li nga mën rek dégg nga voilà merci beaucoup.
man nag Jokkul laa juddoo fi laa yoroo fi laa màgg donc bépp initiative bu ñu fi def dama see war a dugal sama loxo rawatina ma nekk koo xam ne dama yàgg engagé sur le terrain politique mais sama engagement aussi si développement la lañ ko gën a xamee parce que ñi ma xam ne xam nañ ne organisé naa fi ay forum de l'emploi et tout ça fii à Jokkul mais dama dem benn instant ma am naxar bi mooy que ne politicien bu jug Jokkul nga wute sa base fii ku fi jug rek ba Mbaye Jacques ba ñëpp laa la wax Jokkul nga wute sa base mais malheureusement pour nous fi ñu toll nii tey ku fi wut sa base boo paree dem nga bàyyi ñoo salte bi c'est écœurant foo toog ñu ne Tëngéej moo fi gën a salte si Tëngéej te du yoon de passage maa ngi remercier Pape Babacar ndax bi ma dëkkee fii ba léegi action bu ma dégg mi ngi ci dugal loxo kon ñu mel noonu dañ leen war a sargal beneen bi mooy jeune leader yi nga xam ne ñoo nekk aussi yëpp tey ñoo daje nekk benn il était temps bañ ko waree def tey dafay yàgg parce que tey dama bëgg a wax ne les communes du pour benn ni du pour kenn les communes ont été créées pour une meilleure politique de proximité la proximité c'est quoi mooy que ne état dafa sori mu créer une mairie pour que population ba nga xam ne mënuñu jot sa ministère ñu ñëw ci mairie yi dafa faj seeni besoin yi boobu nag salte bi discipline boo demee si 9 domaines de compétence dans les mairies yu jëkk yi dañ na leen 9 domaines de compétence transférés yi li nga xam ne moo nekkoon priorité c'est le désensablement des rues dindi salte bi en plus ak l'éclairage donc tey loolu moo waroon nekk li nga xam ne moo jëkk ci population man la Yaxara man je suis engagé fépp fu ma gis citoyen ba nga xam ne jóg na pour defar dëkk sama loxo mi ngi ci biir fu ma ci dellu ginnaaw mouvement yu bëri jóg nañ ay Tëngéej bu bees ñu ngi fi yooyu yëpp ñun nag du ñu yem fii le 30 incha allah maa ngi invité ñëpp à l'hôpital Youssou Mbargane xam nga hôpital bi tey jii pour ñëpp la fa lañ jëm pour def benn investissement Jokkul fi la ñuy démarrer mais dañuy waaxu jël population bi ñëpp dugal leen maa ngi ñaan Tëngéej ku nekk nga teg li nga jàppoon ci politique nga teg ko de côté ngir yàlla ñu defar Tëngéej ba pare parce que moo jiitu gis nga dafa am benn conseil bu may jox élus yi fi nekk Tëngéej yëpp laa koy wax gis nga sëg yi ñu nekk nii kenn du si toog weer te tegoo fi sa tànk te ñu fa tëdd ñun gënuñu leen ku nekk na nga bàyyi xel si li nga yor nga xam ne ëllëg ci sëg yi nga jëm bon li nga yor na nga ko gérer sa diggante ak sa borom li ñu manqué nag mooy gérer ak foi damay ñaan leader yi yéen ñëpp laay ñaan responsable politique yi ak élus yi dee leen gérer ak foi parce que li ngeen yor population bi moo ko moom liggéey leen ak foi